jëwrin bu jiite association wu client yi ak gestionnaire institution financière yi amaloon nañu bis ni ki tey ab dajeeg taskatu xibaar yi ngir artu waa banque centrale de l'Afrique de l'Ouest si doxalinu banque microfinancier. waaw tey dañoo woote conférence de presse pour waxtaan ak askan bi ci li nga xam ne ci diggante bi nga xam ne mbas bi am na fi xew na fi. si noonee gis nañu ay yokkute bu jéggi dayoo ci wàllu taxi yi ak impôt yi looloo waroon tax nag ñu koy mettitlu bu baax a baax. parce que dañoo gis ni banques yi ak institution de microfinance yi ak émetteur de monnaie électronique yi nga xam ne actif ca la yëngu ñenn ñi ñu mel ni banques yi ak institution de microfinance yi dañoo xëy rek yokk ñoom ñëpp seeni service te diggante client bi ak banque bi contrat moo leen lié bu contrat bi naree yokk dañoo war a toog waxtaan ci xaatim ko waaye ñoom dañoo xëy rek ci période mbas bi yokk daanaka service yëpp ci service yi nag am na ci benn boo xam ne ñu ngi koy wax carte GAB bi nga xam ne moom ngeen di jël di dem ci GAB bi boobu tey jëlee nañ ko presque 23000 yóbbu ko 40000 attestation d'engagement yi ak non engagement yi nga xam ne moom moo la doon permettre yow nga génne sa banque dem beneen banque nga xam ne presque benn bu si nekk 50000 lañ ko doon jaayee tey ñu ngi ko yóbbu presque 100000 francs donc mu mel ni ñoom dañoo xëy rek doubler service yi mu nekk loo xam ne nag day gàllankooru consommateur banque bi parce que liggéeykat bi bu boobaa pouvoir d'achat am day wàññeeku même documents yi nga xam ne ay documents annexes au prêt la daanaka muy tableau d'amortissement muy relevé de compte muy lépp dañ koo jël tey commercialiser ko di ko jaay te banque centrale newoon na ni yu mel noonu kenn bu mu ko jaay tey mu mel ni ñoom relance économique bi dafa am tànk buñ ci taxawee mooy lan suuxal liggéeykat bi fexe ba ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko dugal banque tey dootuñu fa desee ci dara parce que lépp fas yéene nañ ko jël ñu ne nag ñun comme ñun suñu xeex actif mooy ak yelleefu clients yi ñu ne nañu organiser benn conférence de presse pour dankaafu état bi ak banque centrale dénoncer mbir mi def ay propositions donc point bu njëkk bi mooy augmentation yi nga xam ne noté nañ ko dans le secteur bancaire. ñenn ci clients yi ngi ñaawlu piraterie yi ñu jànkonteel te banque bi du ci jël benn kaaraange. deuxième point bi mooy gis ngeen ni depuis quelque temps nit ñaa ngi jooy parce que seeni compte ñàkk nañu seeni xaalis toog sa kër di nelaw benn waay bu ñuy wax cybercriminel wala pirate nekk ci jaww ji dugg sa biir compte jël fa lu ko neex ba pare génn dem yoonam boo demee banque ba ñu naan la demal porter ji plainte ñu ne nag loolu du dëgg du yoon client compte am da ko dénk banque bi bu fa dara manqué responsabilité banque bi moo engagé parce que compte boo gis ñaari buntu la buntu bu ci njëkk bi caabi bi client bi ak banque bee ko yor mais buntu bu mujj bi banque bi rek ko yor client bi moo yor caabi bi de sorte que bu fa dara manqué responsabilité banque bi dafa engagé moo tax ñu ne ñëpp ñi nga xam ne tey banque da leen a jëlal cybercriminels yi dañu leen jëlal seen alal parce que tout simplement système bancaire bi moo défaillant nañ leen delloo seen alal léegi nag ci loolu ñun def nañ ay propositions nee nañ leen nañu généraliser assurance ba nga xam ne tey képp koo xam ne cybercriminel la dugg na ci biir compte bi ba jël fa alalu jàmbur kooku tey danañ fexe ba assurance bi fay bu ko defee mu bañ a ñàkk xaalisam waaye di la wax ni demal police demal gendarmerie waaw nga demal topp ji ko si usagers yi mënuñu topp cybercriminel boo xam ne mën nga ba Washington mën nga ba Chine mën nga ba Centrafrique mën nga ba Nigéria mën nga ba feneen banques yi ñoo war a sécuriser seen système de sorte que cybercriminels yi duñ fa mën a dugg bay jël alalu jàmbur. danañ nag organiser ay manifestations yoo xam ne danañ attirer attention autorités yi danañ dénoncer les faits bu période inclusion financière bi amee parce que xam ngeen ni période boobu gouverneur banque centrale sax day ñëw ñëppay ñëw ñun nag dinañ assiéger danañ dem banque centrale wane suñu naqar ci banques yi nu ñuy doxee fii ci réew mi. beneen ci ay jafe-jafe yu clients yi di ñaawlu ci jamono mbas bii di Covid-19 ay rallongement crédit yu teguwul fenn. poñ bu mujj bi mooy report échéance de crédit
ñun dañoo bind président de la république xamal ko ni mbas mii mënta ànd ak fayum bor parce que am na ay entreprises yoo xam ne fayatuñu salaire am na ay opérateurs économiques yoo xam ne liggéeyatuñu donc mënuñu leen ci sonal di dem seen i kër di leen laaj ay xaalis parce que yoratuñ ko mënatuñu fay seen activité dafa taxaw. président de la république ak banque centrale jël ay mesures pour ñu reporter échéance de crédit de 3 mois renouvelable jël alal dugal ko ci ñu yaakaaroon ni banques yi pour cette fois au moins danañ am yërmande ci askan bi reporter les échéances mais ñu gis ni dafa am ay banques yoo xam ne dañoo taxaw tem bañ lànk report bi da ngay dem ñu ne la ñoo bañ wala boog ñu ne la formulaire de report amu fi wala boog ñu ne la xam nañ ni da nga impacté waaye liñ la mën a defal mooy pré Covid pré Covid du dara lu dul dañ lay monter dossier de prêt bu bees racheter bu njëkk ba def ci ay pénalité defal la différé de 3 mois boo xam ne da nga koy fay alors que report bi dafa wax ni sans frais amul pénalité amul intérêt charge d'intérêt mais ñoom pour contourner report bi ñu créer ay prêts yu bees yu ñuy woowee ay pré Covid yoo xam ne day racheter defal rallonge rééchelonnement crédit bu bees ñu ne nag loolu tricherie boobu ñun duñ ko nangu moo tax ñu ne état bi ndax xam ni banques yi ñu ci ëpp amul benn report bu ñu def te ñoom dañoo war a jël seen responsabilité sanctionner yenn banques yi par rapport ak seeni pratique. xaalisu jàmbur yi ñu roppi ci suuf te ñoom duñ ko remboursé. waaw loolu ñuy wax ni Sénégal mooy dëkk boo xam ne banque day am sañ-sañ nga dénk ko sa xaalis mu tibb ko taxaw dem ak yow tribunal wut ay avocats yu baax kaaw Bocar Samba Dièye ngi 7 milliards ñu tibb ko ci compte bi roppat ko ba pare di xaar nga porter plainte pour ñu dem ak yow tribunal pendant 10 ans 12 ans di xaar dara dal la ba nga génn àdduna wala yooyu noonu loolu nag dafa war a dañ ci dëkk bi bu ñu bëggee bancarisation bi nit ñi gëm ko il faut que ñuy sécuriser usagers yi il faut que ñuy sécuriser compte yi il faut que ñuy dalal xelu nit ñi ci bancarisation bi parce que sénégalais yi loo koo waxal mu ne la sàcc rek lañ fay def te dëgg la seen alal lañ jël dugal ko fa ñu koy roppat di ko sàcc loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te dinañ dànkaafu par des actions sur le terrain pour que autorité bi xam ne ci loolu lañ ne. Oui, nous sommes